Sen TV bokk na ci. Walfadjri également waaye Sen TV ba mu ko defee. ci li nga xam ne xamuloo ko. woo nañ ko ci jëmmi ki ko moom. wax ak moom ba mu comprendre. ba mu ñëwee la xam ne dootuñ télévision. mais terewul tëj nañu ko ay fan. dama ne. waaw loolu ba mu amee dañ ko jubbanti. maanaam dañ ko oo ba comprendre loo ko li tax loolu. ba moom ci boppam. loolu bu amaatoon dootul def na mu defee woon. mais soo nee attaqué mën nañu ko attaqué mais depuis très longtemps CNRA décision yi muy jël même bu ci demul jusqu'au bout comme ni nga ko waxee nga am information bu ñu amul dina mën a tëj wala tey mu menacer une télévision. waaw mais dafay évoluer xam nga la ma la ko dama indi benn anecdote man bi ma njëkkee am téléphone portable pour nga am ko boo defee demande bi Sonatel renseignement généraux lañ ko yóbbu ñu oola enquête ubbi fils de et deux ne par nangam pourquoi voulez-vous avoir un téléphone satellitaire international foofu la boo jàllee examen boo ñëwee 1 million ngay fay ñu door laa jox numéro tey est-ce que loolu am na xam nga léegi mën nga jënd benn appareil 5000 francs day amaale sax crédit 2000 francs affaire bi dafay évoluer loolu ñu wax tey day léegi autocensure presse bu mag yëpp dañuy am autocensure waaw loolu xëy na def nañ ko ci seen ci mën nañu ko def feneen mais loolu c'est pas un problème je crois que c'est déjà réglé au niveau de Bougane. alors Bakary Banora moom ma yóbbante réalisateur bi nekk Sen TV nee na léegi ñëw na nekk sa taalibe alors man ba bëggoon rek laajte parce que question wu internautes yi da nga wax tout à l'heure ne que takk dafa aram takk sëy si jàkk léegi ñoom ñuy poser question ne que mariage boobu ban impact lay am est-ce que loolu dina am impact tey ci mariage bi. man daal je crois que ni ma leen mën a tontu naa leen ko. mooy la cérémonie du bac n'est pas le bac. point. d'accord c'est clair alors beneen question bi mooy ku dem tey jii Cheikh Omar dem Tamba pour am fa 6 mois alors est-ce que dagan na ci moom mu takk fa jabar suy ñibbi si fase ko. am na droit takk fa jabar. te buy ñibbi du ko fase. kon nag le contraire aussi existe. c'est possible très bien. c'est clair donc Bakary mu ngi noonu internet yi également ñu ngi noonu seen question oui Cheikh. li nga wax léegi li internet bu njëkk bi laaj que sëy amuñu que ndax buñ ko takkul ci jàkka buñ ko takki ci jàkka yan répercussion la mën a am mais maa ngi dégg itam ba tey oustaz docteur di wax ni sëy mën nañ ko takk sax ci car rapide. waaw est-ce que conséquences yi du yem nag comme. non pourtant yi ma ne danay am xëy na fii Sénégal nit ñi bëriwuñ mais ñun gis nañu ci ay réew par exemple Indonésie où il y a 340 millions de musulmans ils pratiquent toutes les formes de mariage fii on n'est que 17 millions bëriwul maanaam lu Cheikh Omar mi mën naa toog ci kaar ma toog ci kaar ñu jàkkaarloo maye suñu bopp bu leen neexee sax léegi bu leen neexee sax léegi fi ñu toog nii waaw loolu moom loolu affaire sëy daal ni Pape Makhtar yi waruñu ko dégg affaire sëy Serigne Babacar Sy boole na ko ci ñett yi nga xam ne jarta yéexal ba ca njëkk mooy lekkum laax ñaareel ba sëy nee na jarta yéexal Serigne Babacar ko mais jarta yéexal dafay ànd ak sart de ma ne waaw jarta yéexal de waaye na ànd ak sart de waaw dama ne dé sëñ wax sëñ Babacar duñ ca teg dara yàlla rek buñ ca teg dara bàyyi mais alxuraan sax am na sara ko wax na ko déedéet doon doy mais alxuraan sax am na sara boo demee tey tafsirkat yi dañ lay sara alxuraan bu waaw waaye man li ma gënal sëñ Babacar dafa segg ba segg jeex li muy joxe li ñuy seggaat nekku ci maye sëy jarta yéexal te loolu mooy TikTok mais docteur da doon wax laax mais dama gis ni cérémonial bi ñuy def dafa am mariage traditionnel maanaam dañuy ñëw sëlëmbante laax bi wala ay jiitu na ko ci lal bi est-ce que yooyu nekkul aada bu ñu boole ci wàllu sëy waaw xam nga mi ngi mel ni parcours yi nekk ci chemin bi c'est des parcours mais nag duñ demukaay yi fenn maanaam parcours yooyu mën nga cee daw taxul mu yóbbu la ba ca bureau recteur ba wala mu yóbbu la marché c'est des parcours limités dans un truc donné yii ñuy def mooy aada am nañu ay muuroog yooyu daan nañ ko def léegi néew na mais terewul ku mu neex nga def ko mais nag bu leen jaawalee aaday réew mi wala aadaay tel ethnie ak l'islam ci boppam
l'islam dafa transcender loolu yëpp. man nit ñi bu ñu xamee ne bu dee xale yi xam nañ ne mën nañoo sëy mariage TikTok. ak seeni portable man jottali mën nañ koy jottali yàlla moo ciy jëflante ak man directement. docteur bëggoon naa xam lan mooy différence su fase naa la ak may naa la sa baat parce que ñu bëri dañuy jàpp ne yu ay mooy waroo la mi ngi mel ne nga ne dee na wala wàcc na liggéey wala nangam. wala làq fase su fekkee woon ne ci Sénégal boo waxee sa jabar ne forte sul naa la mu tas kon boobu baat ngay bu la ne forte sul naa la rek jeex na. gis nga amul benn baat spécifique bien que fase bi ci baatu aral la fasl ñu ne fase waaw mooy teqalee waaye loolu bépp wax wala jëf joo xam ne déduction bi ci nit ñi jëlee mooy fase loolu fase la. may baat it fase la. waaw baat may baat fase la may bopp fase la may tànk fase la may daal fase la. dama jublu fase rek nañ xam ne lii fase la rek. Omar ma ñëw dama gis ni nee na xaaral dama koy daan benn bu gàtt la rek du yàgg. maa ngi ñëw ci yow Mouhamed maa ngi ñëw juste Omar dama gis tout à l'heure nga ne da ngay réfléchir te daf lay yóbbu fu sori si on comprend bien dafa mel ni affaire yi jàngat la ak entendement et ça va plus loin que ça. waaw xam nga alxuraan bi moom. Omar mbaal ma dawalal la. toll na jamono boo taxawee ci gaaru Mbàkke dugg Touba rek ngay dem boobu y avait aucun moyen pour dem Touba te duggoo saxaar mais léegi mën nga faa demee avion mën nga faa demee hélicoptère mën nga faa demee kii Jakarta mën nga fa demee oto mën nga fa demee camion loolu dañu war a réactualiser li fi newoon man ci réactualisation laa nekkuma ci création d'une dissidence waa jàllal Omar. waaw non li ma doon wax rek Omar xam nga tey jii dañu nekk ci situation boo xamante ni diine gi dafa am ñoo xamante ni dañuy guddal sikkim ni man toog di la naan safara am na sax koo xamante ni mi ngi doon wax safara ak jàng leen dañ koo mujj ketal fii ci Sen TV pour mu génn ko fu mu nekkoon donc di wane que ni tey war nañu mën a faciliter nit ñi ñu mën a jaamu yàlla xam nga maa ngi dégg benn oustaz boo xamante ni dafa doon weddi li nga xamante ni dañ ko doon wax ci mën nga fóon sa jabar ci weerum koor mu taxaw ni ñu laaj ko ndëgam dafa xaraam wala dafa dagan mais moom ci ay kàddoom waxul xaraam na de dafa ni dagan na waaye rafetul lu rafet du moom moo koy déterminer nit ñi dañ leen jox les bonnes informations xam nga tey nit ñi nañ leen bàyyi di leen jàppee ay xale dañ leen wax li nga xamante ni mooy li wax nee na Aïcha bu ñu leen ñëwee lii baax na yamal ci baax na rafet naag rafetul loolu ay jugement la yoo xamante ni ça dépend ci personne bi nga xamante ni moom mooy wax te aussi beneen mbir bi yaakaar naa ne war nañu mën a fexe ba xale yi gën a ñeme seen religion mais tout le temps bu ñuy wax ak ñoom di leen xoxatal di leen tiital xaraam nekk nga ci situation boo xamante ni kenn dootu la récupérer yow moom boo deewee safara jox la benn misaal boo xamante ne rek benn waay ju nekkoon si benn kilifa bu nekkoon si benn juma kilim bi jéeg saa fay juma bi dafa tàng boo xamante ni ku nekk mi ngi taxaw di naan nii rek oustaz bi imam bi commencé taxaw di naan non gis ngeen naaw jaxat na moom moo gën a metti te pourtant tey ji yéen a ngi fii doog di fompoog di wax benn kilifa jug ni ko sëñ bi doo leen réparé kilim gii te ngeen wax ñu si seddaayu àjjana donc pour ma nekk ni dañuy jéem a teg ci ay conditions yoo xamante ni dañuy dem ba nit ki dootul ñemeeti diine te yàlla mooy rahman yàlla mooy yërmande donc bu kenn ñëw taxaw di waxu ci place yàlla wala dinaan da ngay xalaatal nit ñi fa ñuy dem ak fu ñu dul dem. mais pas ci alxuraan yàlla am na fu mu ñuy waxee àjjana mais aussi am na fu mu tëkkuwaate man li ngay wax ak li may wax sax daf bokk dama ni. rahma c'est interactif dama ne li nga wax ni nangul naa la ko mais ci alxuraan aussi am na fu yàlla di dig nit ñi àjjana mais am na aussi fu muy tëkkuwaate. li ngay wax ak li may wax c'est deux choses yu bokkul yàlla wax na àjjana wax na safara loolu kenn weddu ko dama la di xale yi nga xamante ne dañuy toll ci diine nañ leen fexe ba ñu ñeme seen diine nañu fexe ba xale yooyu tey ji ñu mën a dem ci diine ji mais xale yooyu nga leen di condamné di leen naan parce que dem nga ci Wally Seck que yow bokkatoo ci diine gi loolu baaxul nañ leen récupérer xëcc leen wax leen yoo xamante ni tey jii day tax ba ñoom dañuy gën a sawar dugg ci diine gis nga mariage bu ñu ko yombalee rek comme ni ko suñu papa waxee njaaloo wàññeeku mais lan mooy objectif bi tey xoolal li ñuy def tey jii fële ci kër Limaamu Laay
fexe ba xale yi nga xamante dañoo bëggante ñu jël rassembler leen bëgg nga ati ñu def ñu booloo sëy mais loolu tey jii gënul tey jii ñu leen di bàyyi ñuy continuer di dem ñu naan non can bi non lii non la di leen wax ay mbir yoo xamante ne balaa ñu ko nar a accomplir dinañuy wéy di topp seen bakkan te loolu nga xamante ne dañ siy dem yàlla du ko gërëm yoon du ko gërëm. yow ci sa biir kàddu da ngay wax di yaay sa bopp bi ci njëkk mooy ma koy wax mooy nañu bàyyi xel waaraate ak am problème ñu fajal la ko du benn kooku waaraate kat la bu doon def mission am na problème boo xamante ni dafa dox digganteem koo fi gis ci àdduna wala ñi ci ëpp bokk dañ leen di dimbali alxuraan ñaar la fi am sama papa ngi may dégg bashiran xaaral wa naziran moo am ci alxuraan contradiction rek ñu continuer wax ma rek la mooy sama contradiction ñu continuer yow laay déglu mooy tey da nga déparé ci nañu jël xale waaw ñu waar leen yow Mouhamed sañ nga toog fii di wax te yow xam nga ni yàlla nee na lan moo tax li ngeen di def doo leen ko wax yow sañ nga toog fii di naan waaraatekat bi ak jëfam mais bokkul dalilul aqlil mar'i qawluhu wa dalilul ilmi fi'luhu di wax saxaaba mi tout le temps mooy fexe leen ba lii ngeen di wax ngeen necc mais mastataa nga ci mën wax nga ma toog di ma naan ay waaraatekat bi lii muy wax ak lii muy def mais mastat xam nga lu tax parce que gis nga bu ñu topp xam nga Sénégal lu koy tardeel tey ci Mohamed solo ñu grand boobu de mais du mbir yi du grand boobu xam nga affaire yi lan la alxaqu ya'lu wala yu'la alayhi ni'am fa munkirul xaqi fi xusraanin wa diini dëgg moom bu xasee ba jóg rek jóg na man tey bu nee na mën na ma wax ci dëgg waaw tey ji bul jaawale ki nga xamante day waaraate ni aljana ni safara firikat yi fi ne yëpp kenn ku ne dafa am foo foore borom xam-xam yëpp boo duggoon université tey am na koo xam ne dafa am lu mu visa faculté boobu kii médecin lay def kii nangam lay def kii nangam lay def nekkul ni borom xam-xam bu toog rek dafa pegg xam-xam yëpp man tey am na loo xam ne bu ma génnoon xale maa ko njëkk a jàng xale mën na ma ko laaj te du ma ko xam parce que loolu la suivre man dafa am lu ma suivre keneen am lu mu suivre pamataar gis nga laayee ni li ñuy def mooy ñoom dañuy maye dafay am ay seede dafay am can bokkul ak ñaar ñoo xamante ni tey dañoo daje fenn rek ñu xoolante ñoom ñaar sentiment dugg ci seen diggante ñu sëy loolu même boo jàngul yow war nañ la ci corriger Mohamed loolu wax ñu la loolu sànq ba suñu papa di wax lu mu wax dafa leer naañ daf la ni ñaar ñoo xamante ni am nañ consentement mutuel bindante message traçabilité ba noppi ñëw ni la jox naa la can mu envoyé ko li transfert électronique d'argent donc dañ ne nee nañ la ñett mu am seede non seede bi mooy message bi seede bi mooy seede bi parce que xam nga d'accord ma ak yow waaw d'accord waaw sama baay mën naa ko def mais yow d'accord ma ak yow d'accord ma nee naa ci ñu dem sama baay moom mën naa ko noppi mais yow duma d'accord ak yow dañ la ni loolu comme li ñuy régulariser la nañ ko régulariser man sax d'accord ma ak yow sama kàddu xamal lan la pour daaneel rek man li ma wax leer na nañ dama ni yàlla suñu borom subhanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa doon ànd ak saxaaba mi di leen naan fexe ba li ngeen di wax ngeen koy jëfee donc kii taxaw ci télé di wax na nga fexe ba sa comportement yi surtout booy wax ci yàlla na nga fexe ba sa comportement yi ànd ci loolu na nga fexe ba li ngay def nga koy wax nga koy wane ci say jëf yàlla bu ñu julli ñëpp la yemale li ma war rek moo la war yow li ma war ci diine moo la war yow loolu mais ni ma lay wax nii mënoo ko weddi loolu yoon xam naa takk say metti na nee na Aïssa paa bi dañu dimbale ci cérémonie parce que li mu wax bu ñu yombalee sëy wàññi njaaloo mais tey sëy mënut a yomb booy takk sëy ñu laaj la ay millions robe de mariage orchestre maire yi toog jokkalante yeelu bàjjen musóoru bàjjen loo moo tax xale góor yi duñ ñeme gis nga li may daane loolu ay détails la du sharia loolu ay détails la du sharia yi ñuy wax si jàkka yi loolu détail la waaye du sharia waxuma sharia ou pas mais dama bëggoon yéen ñi am xam-xam ngeen yombal ko nit ñi ñu xam ni du robe de mariage cérémonie yi ñuy wax si jàkka yi tey ji boo demee ci point bi nga xamante ni xale góor duñ sawar a tax mariage bi loolu liggéey daa koy joxe da ngay liggéey 10 ans ñu ne la xew mi 6 millions laak jëlal robe de mariage loolu yooyu tamit frais la ci mariage. fu may daanelee nee na mooy en fait lii ñuy wax nii tey ji boo demee si jumaa ji nga xamante ne moo nekk fii ci Point E dañuy aménager benn partie defar ko mbaar ba bu ñu jullee takkusaan ba pare dañuy dem foofu ñu mayee ji parce que xam nañu ni loolu amul ci place si jàkka ji te ñu bëri ñu ngi koy commencé def parce que turu yàlla moom la ñu wax si jàkka ji mais mani déedéet mais déedéet néegu yàlla moom moo koy nekk néegu yàlla turu yàlla ak julli moom moom mais pas leneen loolu moom xoolal bul waxee sa xel del waxee xam-xam man li ma lay wax du xel de non li may wax am nee na li may wax Imam Kanté bi nga xamante ni kenn du werante xam-xamam ci Sénégal Imam Kanté demal si jumaa am nga xool fan nañuy mayee fan nañuy mayee ci biir jumaa dañ ci aménagé fii loolu bokk la diine donc ma ni bu nekkee sama xalaat kon moom aussi seen xalaat lañuy jëfee ok acca bismillah nañ ko bàyyi moom itamit ci débat bi la bokk man sëy bi wax sëy TikTok soxlawul alxayri na ba pare dañ ko siyee sandwich nag dañ ko siyee sandwich doo gis yàpp wi mais mi ci biir mburu mi
kuy seede bi Omar Faye ñu ñëw ci Omar Faye tuuti. ñu ñëw ci Omar Faye. ci réew mi. man na ko ci réew mi laay wax man. moom pétrole bee ko ñor. ak entreprise nationale loolu la. ak liggéeyu xale yi rek. waaw kay nga noppal. ñu ngi lay déglu non Oustaz. da nga aaw xam nga man xam nga ñun dañuy déglu di analyser ndax man Baye Fall laa. waaye dañ ne ma kii di jàng alxuraan wala kii di yëkkati xasida yi Serigne Bamba li muy def di dëgg la waaye est-ce que la may wax dina ko jëfe loolu moo am solo. yaa ngi ci politique nga war a wax de. déedéet waxuma non. catégorisation bi. waaw mais ci politique nga war a wax parce que moom moo ko ubbee léegi. wala bu ko neexee mu wax ci politique bu ko neexee mu wax ci diine. ci lañ ma kenn moomu ko. mais boo ma gisee may dem sa xel dem ci diine. yow ku la gis ngay dem ci politique la xelam di dem mais man ku ma gis may dem ci diine la xelam di dem. d'accord par force. ku tudd Maxtaar al Muxtaar ku ñu tànn. mais tur day daal boo génnee tudd gis ku tudd Mouhamed du dara sama jëm ci ko gis xam ne bàyyi sa caaxaan yi. nañ dégloon te waay te ñu bàyyi après c'est pas intéressant aussi. nit mën na jëfe loo xamante ni ne xamu ko ci alxuraan te ci alxuraan la nekk c'est-à-dire nit mi ngi jëfe alxuraan te xamul ne te mënu ko wax te mi ngi koy jëfe am ñoo xamante ni jàng nañu alxuraan te jëfewuñu la ñuy jàng ci alxuraan. ak fee bëri. Omar mokkalul alxuraan. Ousmane mokkalul alxuraan Alioune kese moo ci mokkal alxuraan te ñi nga doon jëfe alxuraan yàlla gërëm leen. dañu bokk waxin te wax dëgg ko dama ne man dama toog dama ne la man Baye Fall laa man jéemuma jàng alxuraan dama koy jéem a jëfe man loolu laa la wax li Serigne Touba wax dama koy jéem a jëfe Baye Fall googu de boo ci jógul waaw àjjana nga jëm waaw kay yaa ngi dégg waaye nag vrai Baye Fall laa wax waaw kay lii sëñ bi wax li sëñ El Hadj Malick wax jéemuma ko wax kese dama koy jéem a jëfe man loolu laa wax jëfe boobu nag moo difficile si ñenn ñi mais war doo joxaat suñu papa mu définir ñu. loolu laa la wax dafa ndànk waaw xaaral ma wax la maintenant nen ne réew mi nit ñi bëgg nañ ci déglu mais dañoo xiif sonn xam nga kii sonn xiif ventre vide n'a pas xëy amul lu mu yor kooku boo koy toog di waar day metti moo tax li Seydina Ahmed Khalifa Niass wax ne parfois il faut nga yombalal nit ñi day tax ñu àdduna bi avec mbir mi gën a gaaw man comprendre naa fi muy waxee c'est-à-dire que l'islam li ñuy wax l'islam du soppeeku xam nga aussi oustaz xam nga dégg nga ñu naan l'islam du soppeeku waaye fu mu toll day ànd ak jamono. am na wala amul waaw léegi nit ñi aussi parfois ñoo naan par exemple yow war naa la dimbalee lenn mënuma la jox chèque mais sama Orange Money am na ma yónnee la ko nga jël xaalis loolu technologie bu bees la rek loolu ça n'a rien à voir mën naa jënd billet màkk sama billet màkk daw ma directement yóbbu xaalis ma envoyé nit ki xaalis si benn kii si affaire loolu laa wax. dama donc il faut ñu xam ne parfois peut-être mën nañu. non attewuma atte c'est-à-dire que l'islam bi li yàlla wax du changer c'est inchangeable. loolu il faut nga xam ko c'est-à-dire que waxu suñu borom man Seydina Omar laa tudd bu yonent bi danaan wax danaan ko ba xam yàllaa ko wax bu ne ko yàllaa ko wax mu ne la amul débat mais bu dee yow la koy wax. dañ koy waxtaanee. waaw kon jeex na waaw kon kay jeex na maintenant li ma bëgg a nen Aïcha mooy. tur dara la kat. nen dama bëgg suma papa ji di Ahmed Khalifa Niass c'est un pionnier du secteur privé national. li mu am ci en tant que privé national la ko amee. c'est pas état dafa investir moo tax li ko daloon Guinée sax metti na ma ndax dama naan kii li mu yoroon noonu bëggoon ko investir Guinée bu ko investir woon Sénégal moo ma gënal. xaw ma ne quelles sont les conditions yu taxoon mu am problème ba investir ko metti na ma trop loolu. saa yu ma ko gisee loolu dama koy fàttaliku mais secteur privé national boobu nee na tey dama koy wax c'est-à-dire il faut que moom ci position bi mu am ak rôle bi mu joué ci l'islam tey rôle bi mu joué ci éveil nit ñi il faut que suñu secteur privé national boobu moom mu xamal président ne ko jël xaalis jox xale yi baax na mais jox ko secteur privé bi ba ñu am ñoom formation mën a doxal aussi am na solo. ñu bañ a jël li mu yaakaar ne da ko jël enveloppe pour mettre ko à la disposition des jeunes ñu ñëw yóbbu ko DER yóbbu ko ANEJ yóbbu ko feneen ñu jël xaalis bi naxa saay ko dootul xamante dootul am benn njariñ du am benn impact si boobu bi te ñun dañu bëgg un secteur privé national fort comme que ñun ñi fi toogal les hommes d'affaires à tous les niveaux amul kenn benn association tey ñëpp patronat bi ak ñëpp amatul kenn kuy défendre aujourd'hui les entreprises sénégalaises amatul
ñoom ñëpp ñu ngi dans leur coin di seet lu ñu am. moo tax tey je suis pour que ñoom seen association yi ñu mettre de côté les jeunes qui sont là qui émergent ñu créer seen propre groupement taxaw xeex pour le secteur privé national. ma bëggoon nag à ce que ñooñu nga dimbali leen parce que xale yi tant que amuñu emploi fixe du baax te loolu secteur privé national la mën a jógee loolu nga def noonu jël sa suuf mettre ko en valeur tabax ko c'est pour aider les Sénégalais tant pour que ñu am kër tant pour que xale yi mën a am si lu ñu yëngatoo du maçon bi du menuisier bi du artisan bi ñëpp te tey ci agriculture bi ci pêche bi ak ñeneen bëgg nañ ay ñu émerger te loolu yaa ngi ci mën a dimbali parce que sa voix ku la wax ku ko wax tamit xanaa nga bañ ko wax par jalousie waaye ku wax xam ne sa voix fu mu toll man sama voix tollu fa ma bëgg nag dans ces secteurs ces jeunes qui émergent mu am cahier de charge ñu seet suñu secteur privé nan la ñuy def pour dimbali leen parce que xaalis neex na mais ku ci ne dafa am foo jaar am na ñoo xamante ni xamuñu foo jaar xoolal léegi li nga wax ne da nga daan woor parce que di nga toog suba ba ngoon doo am loolu lekk nga jël ñaari doomu gerte lekk fa nga jaar ba toll fi nga toll tey donc yow exemple nga modèle nga. un exemple de réussite. donc exemple de réussite nga donc à ce niveau on doit aujourd'hui aider notre secteur privé à tous les niveaux nag dans tous les secteurs pour que ñu xam ne c'est bon de faire appel aux étrangers. Absolument. De faire appel à tout le monde mais amuñu ku ñu ñee war nañu tey am nañu toutes les compétences qu'il faut pour que le président Macky Sall jël xaalis bi mettre à la disposition de ces secteurs privés là jox ku nekk fa nga ne pour que au moins ñu mën a jox ay saa xale yi mën a liggéey. parce que ñun vous nous avez décolonisé religieusement. man awma dara lu xamante ni ne man maa ngi koy comme jalousie muy Arabie Saoudite muy Maroc muy fu mu mënti doon parce que am nañ leen tey fii ci réew mi. daf ngeen loo xamante ni ne tey bu ñu demoon Arabie Saoudite du ñu ñee kenn bu ñu demoon feneen du ñu ñee kenn. li fi Serigne Touba liggéey Serigne El Hadj Malick maam Limaamu keneen liggéey fi man kan laay ñee man. mooy li ñuy wax namuma dara. ñàkk na ma boobu nag war na mën tey suñu secteur privé fi ñu toll. nga xam ne pétrole baa ngi ñëw milliardaire nga mënoon nañu si dugal sa xaalis. Très bien. gaz baa ngi fi leneen ak leneen mi ngi fi nañu booster suñu secteur privé national. nañ leen bañ a bàyyi ñu dee pour que suba xale yi mën a taxaw nga am way éterniser nga sax sa existence. mais dina gën a yokk à ce que xale yi xam ne suñu papa ji suñu maam ji tey am na rôle boo xamante ni joué na ko pour le secteur privé d'une manière générale. parce que vraiment nit ñi soxla nañ ko. cri de cœur Omar Faye moom c'est un cri de cœur c'est comme le football. secteur privé daf ko c'est ñor comme lu le football bëri. pas mal c'est comme ce qui se passe sur le football. football boo xamante ni ne. oui chaque fois c'est les mêmes personnes. waaye de quatrième mandat lay laaj mu am xuloo boo xamante ni dañu muus nag. le secteur privé dañu muus. parce que ñoom seen biir ñooy xeex di falante di xulante bu suwaa ku ñu falee keneen ki émerger. il nous faut du sang neuf sur le football sénégalais. on peut avoir des milliers de jeunes qui travaillent sur le football. D'accord. bu générer ay milliards. mais kii di Sayer Seck Augustin ak keneen ak keneen. Oui. képp kuy jeune tey. mais tey su ma soñoon tey pas matar bi moo may gën a kawe. Cheikh Oumar boo gisee tey bu ma attaqué may nangu parce que dama bëgg ñu egg am fu ñu egg ak tant d'autres. donc il faudrait maintenant à ce niveau mu am ñëpp xeex taxaw pour que au moins jeunes yi mën a émerger ñoom aussi ñu mën a en contrepartie reverser leurs richesses reverser seen i compétences aux autres générations. dañ ko gën a yaatal ci grand plateau xam naa suñu papa heure am jot na une dernière question Nafi comme ça ñu mën a